asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu di kontaan si yéen di leen ñaanal yàlla tawfeex di sakku seen tamit ngeen ñaanal ñu yàlla tawfeex bu loolu passé ñu ngi sant yàlla bu baax di ko bàkk ak li tolloo si magaayam di julli si yonent bi muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam aywa di fas yéene yëkkati sama kaddu fii di wax ak mbokk jullit yi di kontaan si ñoom bu baax macha allah fan yi dafa am lu fi xew ñu ngi koy déglu nag bu baax yàlla def nag mooy ustaas yi moom xam ne li yàlla wax ne xibaar bu la dikkee na nga ko càmbar d'abord ba xam voilà ndax wér na wala wérut incha allah donc déglu nañ si lu bëri dégg nañ si ay commentaires yu bëri gis nañ si réseaux sociaux yi lu bëri dégg nañ si encore lu bëri voilà te nag loolu la ñu fas yéene si barke yàlla subhanahu wa taala ñu ñëw am luñ si leeral voilà am encore luñ si waxtaan ak mbokk jullit yi bu passé loolu vraiment mbokk jullit yi maay kontaan seen bu baax a baax gis naa seen i taxawaay ak seen i bëgg yàlla ak seeni topp yonent bi muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di sotal alquran al karim ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam donc vraiment kooku maay kontaan si yéen maay kontaan si loolu bu baax a baax di ñaan yàlla na leen yàlla jàppale ñun ñëpp ñuy wax ne yàlla nee na yonent bi nee na te yàlla aar ñu voilà donc mbokk jullit yi lii laa amoon li ma leen yi ay waa yeggali si yéen kontaan si yéen rek bu passé loolu maanaam temps yi dafa am ay wax kaddu yuy dem maa ngi koy déglu si whatsapp yi maa ngi koy déglu si youtube yi voilà am na ñuy woote am na ñuy def lu ne daal télé yi partout là les hommes de médias là tout ñu ngi koy dégg am na benn association bu ñuy wax AIS bu taxaw di propager ne di wax am na sax kenn si ñoom def na ma ay audio privé moom moo nekk ki ñuy wax maam Cheikh Mbacké bi ma defee audio yi quelques secondes rek mu retiré audio yëpp voilà donc na dégg naa mu ngi wax gis naa tamit mbokk jullit yi nu ñu si taxawee ak journalistes yi tamit nu ñu si taxawee bon c'est que de journalisme quand même média la ñu nekk ñoom ay professionnels la ñu am seeni emploi di liggéey voilà ñu ngi fayeeku par weer donc ñoom képp ku ñëw solliciter seeni si seeni liggéey dara nga xamante ni loolu moo leen teg foofu borom bu acquitté si seeni condition rek aywa dañ lay jox plateau bi nga wax ñu questionné la voilà ngay tontu voilà wax fa li nga bëgg wax ñoom tamit ñu commentaire si ni ñu ko bëggee wala questionné la question yu yàlla andi seen bopp souvent c'est des questions préparées souvent aussi bon li leen yàlla xam ne rek si loolu la ñuy wax donc ñoom ñu ngi leen di jaajëfal en tout cas du ñu leen wax leneen aywa li nga xamante ni bokkul ak jaajëfal leen parce que seen i liggéey la ñuy def waaw nit nag na góorgóorlu lépp lu muy liggéey mu xam lan la si yàlla ak yonentam santaane comme ça lu mu siy def yëpp mu defee ko noonu parce que lépp luy bani aadama di def yàlla ak yonentam am nañ si ay ndogal ñu si def borom bay ci xel waaw boo ko xamee ak boo ko xamut boo laajee ñu xam ne dañ la koy waxal nga jéem a góorgóorlu ba am si ba conformé aussi yàlla ak yonentam santaane si loolu bu boobaa lépp lu la si yàlla mun a may dina am barke te keneen du la si munal tous voilà donc nag comme am na ñoo xam ne yàlla dafa leen dimbalee ñu mun a am moyen de communication ñëw si télé yi di wax ñëw si rajo yi di wax am seeni moyen di fay seeni émission tout ça là c'est bon mais yàlla tamit ñu ngi koy dolli santaat di ko bàkk luy déyoo ak màggaayam si neema bu mu defal tey bani aadama yi mooy mu defal leen moyen de communication plus facile yi nga xamante ni da ngay toog wax luy dem si 200 nit ak lu teg dégluloo benn yoon li nga leen wax voilà loolu tamit sant yàlla la si neema yàlla yi la donc ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko remercier vraiment
infiniment mënuñu aywa santaay bi amul fenn fu mu yem. donc vraiment ñu ngi si sant yàlla bu baax di ko bakk di continuer waat di ko bakk si lu tolloo ak màggaayam parce que affaire bi loolu la boo gisee yëf yu bëri nit ñi réer ci mooy les communicateurs il y a deux types de communicateurs le mauvais intentionné qui communique wala l'ignorant qui communique ki nga xam ne xamul dara mu ngi nekk di jox ay information wala ku am xol bu bon mu ngi informer nit ñi jaaree foofu gëm lu borom di wax et puis amee fa problème donc nag moo tax tey lépp loo taxaw wax bu àndul ak lu yàlla gënante wax rek ñeneen ñi tamit taxaw de ko contesté ko et puis bon voilà ñëpp déggandoo bu ku si yàlla dimbale yëpp mu comprendre li nga xamante ni mooy fa la dëgg bi feetoo donc kooku moom ñu ngi koy sant yàlla. waaw maanaam audio yi bu ñu ko jëlee maa ngi jégalu dee si kii bi ñu ne am neen ay 12 audio yi saaga ñu ngi si saaga magu réew ma parce que ñoom dañoo fabriquer seeni mag rek ñu naan ne ñii rek ñoo nekk mag waaw ñoom xam naa mag yooyu amuñu ay seeni baay wala amuñu seeni maam wala mag ñooñu ñuy wax taxaw ne naan ñoom ñoo xeex ak l'islam bi te mag ñooñu ñu ñuy wax ku nekk si ñoom dafa ñëw rëdd tere si biir islam bi nga xamante ni comme tey islam bi nooy na lépp daal jàmm amatul dara mooy temps nga xamante ni bu mu jafee woon temps Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam temps Seydina Aboubacar Siddiq temps Seydina Omar radiallahu taala anhu temps Seydina Ousmane radiallahu taala anhu temps Seydina Aliou ak yeneen sahaaba yi temps boobu nga xamante ni ñoom ñoo jaayante woon ak ñi jiitu woon ci weddi yàlla xeexa ak ñoom jàmbarloo ak ñoom ba l'islam bi tey moom nooy na nepp ku nekk sañ a ñëw taxaw nag rëdd si teram naa ne lii man maa ko moom voilà léegi nag ñoom la ñuy wax ay mag bay ñi nga xamante ni ñoo leen jur bay ñi nga xamante ni ñoo jur ñu leen di jur donc aywa ñooñu ñoom am nañ droit seeni gone ñëw saaga ñoom nee nañ 12 audio la ñu am wala 12 audio da la ñu partagé loolu la ñuy gën di dëgg mais ñun ay centaine de audio la ñu am yi nga xamante ni saaga nañ fa yàlla yi nga xamante ni saaga nañ fa yonent yàlla Muhammadu Rasulullah sallam yi nga xamante ni saaga nañ si sahaaba yi nga xamante ni saaga nañ si imam Malik saa fay imam yëpp dégg nga ñooñu nag saaga si nga xam ne mooy Ibn Taymiya Muhammad Ibn Abdul Wahab ñi nga xamante ni Ibn Taymiya Muhammad Ibn Abdul Wahab mag ñooñu ñuy wax ñoom mun nañ leen jur te ñoom Ibn Taymiya ñoom Muhammad Ibn Abdul Wahab seeni téere ñu ngi leen di utiliser si suñu biir jumaa yi si islam bi amul fenn fooy dem si aduna bi duñu utiliser seeni téere foofu te seeni téere ñu utiliser foofu dañu nekk di dimbale aywa l'islam bi ñoom seeni mag ñu ñuy wax ay mag seen téere yi ana fu ñu koy ubbi même boo si ubbee nga ne lii seen benn mag moo ko wax sax kooku problème ñëw na ñu naan la da ngeen nekk di ko accuser wala amu leen dëgg-dëgg wala yeneen waaw ñoom am nañ droit saaga mag ñale si magum islam mais ñoom seeni mag yi kenn amul droit di leen fay donc na nit ñi def attention nit bu la àndalee xabaar jéemal xool geestu xabaar gi ba pare xam lu si dëgg ak lu si fen ñoom audio yu ñu yor ay audio fayu la audio saaga yi ñu ngi ak ñun boo demee si compte YouTube Ousmane Ba da nga koy fekk foofu est-ce que dégg am na yoo xam ne ñu ngi ko yor yooyu bëgguñu ko sax publier parce que man bi ma ko defoon sax si publication dama ko protéger woon bu njëkk ba bañ nit ñi déglu ko parce que ngay déglu ñuy saaga say kilifa di saaga say waajur di saaga yàlla di saaga yonentam mais si diina islam bi kan moo fi mag ba ngeen fi mag yonent bi Muhammadu ibn Abdullahi Rasulullah sallam kenn donc nag vraiment nañu def très attention te bu ñu taxawee di wax naan ne jàmm bu ñu am Sénégal wala jàmm bu mag ñi def fii te ñoom nag ñu ne ay jullit lañu ñu ne dañoo gëm yàlla yow boo nee jàmm ngir mag yi moo tax mu nekk foofu ana yàlla bu dee mag ñooñu ngay wax ay mag ñu baax lañu ñu am jàmm foofu est-ce que mag ñooñu dañoo gën a baax saxaaba yi est-ce que mag ñooñu dañoo gën a baax yonent yàlla yi waaw tey naka la Palestine mel tey naka la Syrie mel tey naka la Irak mel
nit ki na sant yàlla te bu dee Sénégal yaakaar ngeen ne yéen a ngi nekk si jàmm mais ban jàmm ngeen di wax doomu sénégalais yi anañu boo demee si désert Algérie bi ñu ngi dee si àll bi n'importe comment comme ay jinax boo demee Maroc Espagne si biir géej gi wala boo jaaree Italie ñu ngi comment on appelle ça Libye si biir géej gi ñu ngi dee foofu comme ay jën ñeneen ñi dañuy jóg dem naan ne ay attaque la ñuy def dañuy ñëw frontière Espagne ak frontière Maroc dañuy attaqué frontière bi barrière de fer yi ay masse courant ñoo si nekk ñeneen ñi foofu la seeni yaram ñeneen ñi si courant yooyu sax la ñuy dee fu ñuy jóge Sénégal waaw lii ngeen yaakaar na jàmm la si adduna bi yëpp comme ne ngeen Sénégal am na jàmm maa ngi leen jox exemple Gabon fii ana fu ngeen gis Gabonais fu muy dee si biir àll bi ana fu ngeen gisee Congolais mu ngi alaku si biir àll bi kon nañu seetaat suñuy yëf nañu seetaat si lu ñu nekk jàmm ngeen yaakaar ne Sénégal am na ko Sénégal sori na ak jàmm bu dee nag yéen a ngi taxaw fu ngeen munti taxaw di wax affaire terrorisme di joxe exemple Mali di joxe exemple Nigéria di joxe exemple Syrie boo déggee terroriste tey même médias occidentaux yi bàyyi nañ di wax affaire terrorisme parce que lu tax nit ñi dem lañ ba comprendre ñu ne mais finalement qui somme la terreur pour avoir des terroristes te terroristes yooyu yëpp nga gis dañu am seeni tur yooyu ñu am yëpp boo delloo si islam da ngay gis seeni tur yu mel noonu yéen tamit lu ngeen di woote woo yëpp amal ngeen ko tur si islam boo ñale ay terroristes yi nga xamante ni dañuy jël seeni armée ñëw di rey ay nit di rey seen bopp yéen da ngeen di nekk terroriste di salir les cerveaux des gens moi je n'appelle même pas ça lavage du cerveau vous salissez les cerveaux des gens da ngeen di tilimal xelu nit ñi jàpp nit ñi transformer leen aux animaux ngeen jàpp nit ñi transformer leen si ay mala di leen di utiliser di leen di gomloo ne li nga xamante ni yéen a gën yéen terrorisme dafa ëpp lii ngeen somme terreur ba am seeni terroriste taxaw di wax lu leen neex taxaw di accuser nag benn kuréel attention Sénégal bu ngeen buggee mu dox taxaw leen Sénégal bu ngeen buggee mu dox taxaw leen Sénégal ci dëgg li ngeen di woote woo nañu ko fekk ci yéen bu ngeen di woote woo ay jullit islam diina islam bi yàlla gërëm bii parce que boo déggee muslim mooy soumission mooy ku jébbalu mun nañ ko traduire encore jàmm mooy la paix léegi nag yow booy jébbalu ci kan la ñu war a jébbalu ñu ngi war a jébbalu si yàlla moo ñu sàkk bu dee ay jullit lañu jullit si yàlla rek lay jébbalu est-ce que yaa ngi dégg léegi nag bu leen jël baat boobu di ko utiliser seeni propre intérêt taxaw di charger ay nit di leen naan ne ñii ay wahabit lañu taxaw di naan ne ñun ñu ngi fi woon ak Ibadu Rahman mais ñooñu yëpp ñan ñoo leen ko tuddee tur yooyu ana charte condition yi nga xamante ni pour nekk Ibadu Rahman il faut nga nangu ko il faut nga dem si benn cheikh il faut nga dem si kii il faut nga dem si kii ana charte wahabisme bi nga xamante ni boo buggee nekk wahabit il faut nga dem si benn cheikh wahabit moo lay jox ay conditions yi nga xamante ni il faut nga nangu conditions yi pour nga bokk ak ñoom pour lan ngeen bëgg a yàq utiliser alquran di mbubboo alquran di yàq diina islam bi yàlla gërëm bi mbubboo alquran di détourner nit ñi ba pare ngeen naan kenn du ko wax axi naka ngeen di jàppee li nga xamante ni ñëppaa ko bokk ngeen jël seen loxo dugal foofu seeni xalaat naan nit ñi nañu si nekk bu dul loolu rek ngeen jóg daanu si kaw nit ñi wala ku si wax ngeen naan ne dafa tooñ boo laajee dalil si li ngay comme nee nga ne islam nga yaa wax dina nga parce que tey Sénégal am nañ ay chrétien est-ce que gis ngeen musulman jullit ak chrétien fu ñu nekk di saagawante di amante foofu ay problème chrétien bi moom nee na chrétien la bible am bi la gëm annabi Isa mooy yàllam waaw là-bas c'est clair moom nee na ñoom la gëm aywa c'est fini yow yaay ñëw démontrer ko A plus B sur les écrits waaw léegi nag ki nga xamante ni moom
taxaw na woote waat leneen li nga xamante ni bokkul ak loolu wala mu woote li nga xamante ni mu ngi mbubboo islam bi buñ ko si laajee dalil andil boo mënul andi ne man awma mais affaire bi nii la bu la neexee nii la bu la naqaree nii la wax bi jeex mais suñu la si laajee ngay dagg ay saaga ndey di naan ne Muhammadu ibn Abdul Wahab billahi allazi laa ilaha illa huwa suufiyanke yi wala tasawuf yi billahi wallahi bañuñu Muhammadu ibn Abdul Wahab billahi allazi laa ilaha illa huwa bañuñu ibn Taymiya billahi allazi laa ilaha illa huwa bañuñu Albani bañuñu Bun Baz bañuñu Fawzan bañuñu docteur Lo suufiyanke yi wala ahlul tasawuf yi dañoo bañ yàlla dañoo bañ yonante yàlla Muhammadu ibn Abdullahi rasulullah sallallahu alayhi wasallam parce que yàlla moo wax bu leen ko bokkaale yàlla nee na mun na baale bakkaat yépp bu ko si neex ba des bokkaale waaw tey nag suufiyanke bu taxawee naan ne képp ku fi wax bokkaale nañ ko rey wala nañ ko jàpp tëj ba mu taxaw sax di ndamoo naan ne Arabie Saoudite gis nga seen doctrine boobu dañuy commencé jàpp di leen rey mais si ndaw maaro deetaali noir sur blanc dafa bindu si alquran de yàlla moo ne képp ku ko bokkaale du ko baal boo déggee nag bokkaale mooy ku nekk si dara ba pare di si bokk et di jël dara di ko bokkaale bu dee yéefar yi la ñoom du ñu wax ne dañoo bokkaale yow il faut nga nekk jullit nga bokkaale ak yàlla nee na du ko baale yonent bi nee na suñu xeet bi dina divisé wu 73 parties mu ne juif yi divisé nañ 71 chrétiens yi divisé nañ 72 ñun jullit yi dañuy divisé 73 parties mu ne yëpp safara ñuy dem ba des benn yonent bi moo ko wax bi ñu ko laajee ban booy dem aljanna mu ne buñ jàpp si alquran ak sama sunna alors mooy képp ki nga xamante ni sos na bidaa nee na ku sos bidaa lu bokk si li ñu andi dañ koy raddu dañ koy rejeté mais yonent bi moo wax lii léegi nag kale bu joxee andi téeram gis ay pratique mu ne pratique bii voilà fi ko yàlla tere voilà fi ko yonent bi tere kooku boo nee yaa ngi am ak moom problème amuloo ak moom problème yàlla ak yonentam nga amal problème na nit ñi comprendre na nit ñi yeewu te ñu xam ne tey mënuñu maîtriser mënuñu monopoliser dara te tey bu ñu mënoon tey fermer WhatsApp bu dee tey WhatsApp benn sénégalais moo ko créé woon bu dee benn sénégalais moo créé woon WhatsApp fekke woon tey affaire outil yëpp Sénégal lañ nekkoon dafa doon fekk dem nañ taali foofu wala dem jëlee fa waaji mais yàlla dafa def ne lu ñuy woote woo am na li ñu mën am na li ñu xam yëpp musu leen dégg ñu ngi critiquer nañu stoppé WhatsApp wala nañu interdire WhatsApp si àdduna bi wala internet parce que dañoo xam ne foofu mënuñu si tous léegi nag lu ñuy nekkee taxaw di wax affaire Sénégal est-ce que dégg taxaw di bëgg a teg pression si sénégalais yi ak si état Sénégal bi di leen gomloo li nga xamante ni lii bu ngeen ko deful rek ñun dañu siy jël suñuy responsabilité dañuy def li ba dem di menacer état sax mais ñii ñu jiitu woon ñi est-ce que ana lu leen différencier ñii ak temps Namarud bun Kanaan ñii ak temps Firawna ñii ak temps Aba Jahli Aba Talib ana seen différence te yàlla nee na force amul si diina te yéen nee ngeen ne wahhabisme seen doctrine bi la yéen a ngi bugg a forcer nit ñi ñu gëm li ngeen gëm mais on est où à un moment donné mais heureusement seeni loi boobu ngeen di wax pour aar mag ñi loi bi Sénégal rek lay yem ça peut faire que Sénégal nag benn parti la rek si aduna bi Sénégal nekkul parti bi nga xamante ni aduna boppam la am c'est une partie dans le monde est-ce que yaa ngi dégg donc bu Sénégal wootee loi am Sénégal mooy wootee loi am te est-ce que lan la yàlla ak yonentam wax yonent bi nee nañu arab bi gënul ku ñuul ki gënul arab bi tubaab bi gënul vice-versa ñu ngi gënante mooy ku la gën a ragal yàlla waaw léegi tey bu ñu taxawee naan ne ay mag ay tur ay sant la ñu war a défendre seen patrimoine bon les autres ils sont où est-ce que lii la l'islam jàngale on doit très faire attention nañu xoolaat ci suñuy mbir boo amee sa yëf bugguloo kenn wax si yemloo ko sa suufu lal wala nga yemloo ko sa biir kër boo ko génnee si aduna bii nit ñi dañuy taxaw wax si seen i xam-xam wax si seen i gisin est-ce que dégg xool li si yàlla wax ak si yonent bi wax ñu koy wax nit ñi parce que loolu moo nekk islam nag diina islam bi yàlla gërëm bi c'est ça yàlla nee na boo gisee dara
ay kii naka du sul noonu boo ko munee génne jëlee sa loxo jëlee ko fi yow yaa nekk nguur mun nga jàpp mun nga tëj boo ko munut waxal boo munut na la métti sa biir xol mais ñu am moyen wax lu tax duñu wax yéen nee ngeen li ngeen yàpp di ngeen jàpp diina la balaa ngeen di wax dañuy tëj dañuy rey dañu lay jàpp dañu lay tëj dañu laa war a duma dañu laa war a def ceci dañu laa war a def cela yow andil sa xam-xam nga teg ko si kaw taabal bi nga ne man li may pratiquer li may def mu ngi nii fii la ko yàlla waxee fii la ko yonent bi waxee donc yàlla nañu yàlla aar yàlla dimbale ñu aywa affaire terrorisme bi tamit lu ñuy wax mais qui somme la terreur et qui est le terroriste qui somme la terreur et qui est le terroriste man amul lu ma déggul amul lu ma gisul ay photo la ñu jàpp di monter di def lu ne ay audio di taxaw di saaga ndey di saaga lu ne photo façon bonne bu nekk def nañ ko di menacer di woote amul lu ñu dul wax mais c'est quoi on est où mais boo ma saaga da nga ñeme wax ne du ma fayu yàlla nee na buggul kuy wax bu bon sax bu ñu la tooñee mais nga ne saaga samay waajur saaga samay yàlla saaga sama yonanti saaga samay mag samay kilifa ñu am ay xam-xam ñi nga xamante ni ëpp sa gën a mag ñi ngay wax ay mag say mag yi nga fabriqué ñu ëpp leen mag ëpp leen lu ne te seen i xam-xam adduna bi yëpp ñu ngi ko fay utiliser yéen seen i mag yi kenn ñemewu leen yóbbu seen i xam-xam yi fenn Sénégal rek ngeen koy bàyyi jàpp leen seen i mag yi lu ñu wax ngeen traduire ko en arabe wala ngeen traduire ko en français billahi bu ngeen ko defee fii Sénégal dañu koy interdit sax dem ay aji ngeen jàpp seen i yëf seen i yëfu bopp di ko def woo leen si nit ñi ngeen bàyyi l'islam bi bu yàlla gërëm bi ngeen xool da ngeen si amal nit problème donc kooku dañ si war a def très 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 attention bu passé loolu ñuy wax ay financement may dégg ñuy naan ne dañu leen di financer waaw xanaa financement dafa bon man ngeen yaakaar ne diina islam bu yàlla gërëm bi ma nekk si ñu ngi may financer mais damay sant yàlla mais affaire yi ngeen yaakaar ne seen tarixa yi ngeen di créer nii seen yëf yi ngeen di créer di coow di daan ngir lan la mun ngeen waat ci yàlla ne ngir yàlla moo tax ngeen koy def mun ngeen waat ci yàlla ne sax ngir mag yi ngeen koy def defewu leen ko ngir mag yi defewu leen ko ngir yàlla yeneen koy def ngir lan ngir wut ay financement mais yéen seen financement moo gën a bon parce que da ngeen naa xool ñu gën a sonn ñi ngeen waroon a dimbale ngeen jàpp di leen di raqueter di xacc seen i di lekk seen i der di lekk seen i yàpp di lekk seen i yax di ko toj di naan seen i yuur parce que nit ki nga xamante ni dépense bu muy joxee këram sax amu ko yow nga jàpp di utiliser kooku nga yaakaar ne ngay wax ay financement di dénoncer financement ba pare nag nga yaakaar ne yow kooku yaa ko gën te kooku yonent bi pare woon na ak yow bu yàgg parce que yonent bi nee na képp ku lay may moo la gën képp ku lay liggéeyal moo la gën nañu def nag très attention man maa ngi liggéey si Samba mu ngi may fay 100 000 francs par weer sama bopp laa fay liggéey lu ma ko mais nag ma ñëw liggéeyal la du ma fayeeku dara wala ma dem samay tool di liggéey bu ba pare yow laa ñëw jox ko man maay liggéey di la jox donc yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam ki jullit ñi gëm nee nañ yow kooku moo la gën alors bàyyi leen seen yi financement dafa am problème te financement boobu ngeen di def allégation l'argent ne voyage pas comme de dans les mallettes mais andi leen de faire que une morceau de papier volante même ngeen naan mu ngi nii kii dañ ko financé lii lañ ko financé mu ngi nii mais taxaw rek di wax di yàq tur nit ñi di wax lu ne comme d'habitude ki nga xamante ne taxaw na sosal yàlla ak yonentiyam jéem a yàq diina islam bi yàlla gërëm bi kooku bu taxawee di jéem a yàq sa tur tamit kooku y a pas de yaare mais si lay nit ñi di jaare sax ba comprendre leen parce que am na yoo xam ne tamit nit ki mu ngi koy def day def raddu boppam bon jóg waxuma la dara dañuy def loi bi nga xamante ni mooy aar mag ñi waaw mais xanaa yéen ngeen yaakaar ne Sénégal yéen a ko moom wala xanaa yéen ngeen yaakaar ne adduna bi yéen a ko moom bu ngeen defee loi buy aar mag ñi vous pensez que le Sénégal a le droit wala pouvoir jóge Sénégal naan ne mu ngi dem intervenir dans un autre pays kon lu nekk biir Sénégal duñ ko fa waxee mais ça c'est ban réflexion ban xalaat yéen ngeen yor te yow bu ñu aar mag yi yow man sama mag du mag
bu ñu waxee ay patrimoine bu ñu lu ñu defal l'islam bi dañu taxawoon fii di xeexee temps bu mu méttee su dul woon ñoom duñu nekk ay ceddo da ngeen doon nekk ay ceddo waaw ñoom ñi ngeen di wax ay mag ñi ngeen fabriqué seen mag ñooñu ngeen fabriqué est-ce que ñoom dañoo judd si yéefar dañoo fekk seen baay yi dañoo nekkoon ay yéefar dañoo fekkoon seen baay ñu ngi leen tere jaamu yàlla ñi leen jàngal alquran dañoo fekk ñoom xanaa dañoo nekkoon ay yéefar wala dañu leen tere woon jaamu yàlla gis nga magu Sénégal ñu baax ñun xam nañ leen mooy Souleymane Baal Thierno Souleymane Baal ki génnee muudo xorma Sénégal fuloof Sénégal bi moo taxaw xeex ak naar yi ba ñu bàyyi ñëw foofu di jàpp muudo xorma wala su dul loolu Moussa Camara kenn du ko dégg du dégg ñu ngi leen di wax dem leen xool seen i bind riche en connaissance yàlla nee na yonent bi nee na mais kenn du dégg lu ñuy wax ci ñoom waaw yéen ngeen fabriqué seen i mag ñu baax ñu bind encore bàyyi fii ba pare ngeen wax ñoom lu ñu bind kenn du ko wax lu ñu def kenn du ko wax wala ku si wax daal na nga xool na nga koy fabriqué nu muy mun a adopté si seen i bëgg-bëgg c'est fini. diine islam bu yàlla gërëm bii c'est contrairement que ça gis nga yàlla si njaamu yàlla bi diine bi boo si soxlee dalil da ngay dellu ci ginnaaw xool dalil foofu li nga xamante ni lii la si yàlla wax lii la si yonenteem wax lii la si sahaaba yi def foofu ngay amee dalil si diina islam bi diina islam bi yaay changé sa dund mu fekk si ko mais du yow yaay changé diina bi pour mu fekk sa aywa si sa bëgg-bëgg ça c'est impossible. boo demee Chine entre Ouïghours yi et chinois yi problème boobu la ñu am parce que état communiste chinois bi dafa nañu changé alquran bi diina bi pour diina bi adopté seen i civilisation mais jullit di ñemewuñu ko def ban jullit moo ñeme def loolu. te ba ilaa yow mi diin duñu ko mun du am communiste boobu taxaw foofu yaakaar ne am na doole day xëy rek yàlla dindi ko jëlee ko foofu est-ce que dégg donc bàyyi leen li ngeen di def te bu ngeen taxawee yéen ngeen naan ne ay lobbying ñoo leen di financé mais lobbying franc-maçonnerie bu gën a bon boobu tey mu ngi Sénégal mais yéen ngeen yaakaar ne li ngeen am lii moo gën a bon lobbying dañuy toog di xalaat di bëgg a changer monde bi si seen i idée bés bu nekk yéen a ngi dégg intellectuels yi lu ñu si wax ñu ngi ñuy expliquer seen i méthode ak nu muy demee mais lan moo leen différencier wala ñoom yéen ngeen gën leen dangereux sax parce que lobby yi ñale ñoom ils sont cachés presque doo mun a comprendre sax ñoom lu ñu seen ko yu ñu programmé mais yéen li ngeen di def c'est fang par la force boo àndul ak ñu rek ñu éliminer la dañu lay rey dañu lay tëj dañu lay corrompre dañu lay def l'état jogal mais kan yéen a moom état bi yéen a la fa nekkal ba pare ngeen nag état parce que président am na cette immunité ñii tamit war nañ am cette immunité benn la yéen ngeen jàpp seen i mag ngeen kii naan ne kii mooy mag état ñëpp booloo bokk fal seen i adduna bi Sénégal yëpp booloo fal président ngeen bëgg wax lu immunité bu président am kale tamit ki nga xamante ne yéen a ko fabriqué boo ko laajoon lenn si masala diina sax du la ko tontu naan ne kooku tamit dafa war am immunité. bàyyi leen ségrégation bi ça on appelle ça de la discrimination vous faites vos apologies à la haine bàyyi leen lii ça c'est l'incitation à la comment on appelle ça à la haine apologie au terrorisme arrêtez ça ba pare ngeen di créer seeni groupe seeni imam boobu ñu waxoon imam waa Jamra kooku fàtte naa turam musoon naa ko seetaan yàgg na mu ngi doon wax benn dengamaam ay waa américain benn service agent secret américain xaw ma CIA wala ñu ñëwoon jàpp benn état-major Guinée Bissau yóbbu ko sur la drogue dure amoon naa si moom confiance kooku dama bëggan ki am mais à la dernière minute ma gis ko sax mu ngi intervenir si ay homosexualité ma ne même ça c'est malheureux te Sénégal yéen a ngi taxaw dinaa ne yéen a ngi xeex homosexualité comme ça là il faut ngeen sa bu dee nit ñi bugg ngeen homosexualité jóge Sénégal rafet tout comme la ko monsieur Tunkara waxee diine Sénégal esekul tarixa yi ñoom ñoo esekal bëgg esekal diine islam bi mais mënuñu ko aujourd'hui la nation sénégalaise c'est une nation à réformer nit ñi mënu leen tous ci affaire homosexualité mënu leen tous ci affaire dara en tant que delluwoo leen nit ñi ci yàlla nee na yonent bi nee na affaire bi du force affaire bi du xëbalaate affaire bi du man yow kan toi kii affaire bi da ngeen di jàngal nit ñi ba nit ñi xam yàlla ragal yàlla am na fu yàlla wax ne boo demee ba jàng xam loxo sa loxo day nekkaat loxo yàlla say bët day nekkaat bëtu yàlla say nopp day nekkaat nopp yàlla say tànk day nekkaat tànku yàlla loolu lu muy signifier da ngay ragal yàlla ba nga xam ne lépp lu yàlla tere doo ko xool
da ngay ragal yàlla ba lépp li nga xamante ni lii yàlla daf ko tere doo ko jël wala doo déglu lu bon lu yàlla tere wala doo dox si lu bon lu yàlla tere loolu mooy nga nekkaat yàlla. est-ce que yaa ngi dégg léegi nag si biir loolu nag yéen ngeen bëgg a andi seen méthode de force seen méthode arrogante de terrorisme terroriser les gens ngeen bëgg a chaque personne a un policier derrière lui nu ngeen koy mun a defee fan ngeen di faye ñoom ñëpp bàyyi leen seen yii bu ngeen buggee Sénégal mu nekk si jàmm kaay leen ngeen delloo leen si yàlla nee na yonent bi nee na ngeen bàyyi seen discrimination bi xam leen ne affaire bi temps bi passé na chaque chose à son temps Ousmane Ba bés bu nekk ngeen koy menacer dañuy lay rey fay nañ ay nit dañuy ñëw Gabon ay des centaines de millions ñu on a beaucoup d'argent dañuy ñëw fekk la Gabon rey la axi bu ngeen reyee Ousmane téeméeri Ousmane gennaat yàlla moom islamam da koy soutenir est-ce que yaa ngi dégg te ku ngeen si rey parce que nee na leen yàlla nee na yonent bi nee na bésu àllaaxira da ngay taxan ak moom layoo ak moom te lu yàgg-yàgg yéen a koy fekk foofu te billaahi wal kitaab bi ku tawhid nekk si dënnam ku ragal yàlla du ragal lu yàlla sàkk te day xam ne lépp lu yàlla nar ci moom dina ko am mu neex ko mu naqari ko te kenn mënu fi rey kenn bu dee yàlla àndu ci donc xobalaate yooyu ngeen yaakaar ne kooku dina dugg si bopp nit ba nit ñi di ngeen wax dëgg arrêtez ça. donc lu ngeen fi jéem nit ñi dañ leen di wax dëgg kooku mu neex leen mu naqari leen yàlla nee na yonent bi nee na ba ilaa yawmi diin dañ koy wax te yàlla mooy aar ñi taxaw si yàlla nee na yonent bi nee na un point trait te affaire bi dem na sax ba nga xamante ni am na ay les connaisseurs ñi nga xamante dañoo xam gars yi ñu ne affaire bi ay business la ay jéem a def ay buzz bëgg nit ñi gis leen et c'est quoi ça lan moo leen ci jaral lan vous avez vos biens restez avec vos biens mais ngeen yi taxaw di bëgg wax ne di woote dañuy def marche dañuy def ceci dañuy def cela mais yéen xanaa amu leen sax ku leen di dimbale ki leen di wax dëgg vous pensez que Sénégal c'est une nation de drogués quoi des malades quoi c'est ça que vous pensez quoi te ngeen yaakaar ne yéen a moom aduna bi moomu leen aduna bi ngeen i business leen seen i bopp dem leen daani seen i doole mais bu leen business si kaw deru nit ñi seen audio lu ngeen fi yor naan ne lii dañu si saaga magu Sénégal yi ki ko defante ak seen i taalibe yi seen taalibe yi ñu ngi leen yoral lu ëpp junni audio te suñu ko fii tegee amul fenn fu ñu koy teg ba ñoom ñu génn fa sax dem seen i yoon parce que fu ñu saagaa yàlla ak fu ñu saagaa yonent bi et d'ailleurs dafa am lu ngeen xamut si biir éducation nationale sénégalaise am na sa fi ngay egg si école am na fu ñuy waxee nag Dieu est mort yàlla dafa dee xale ñu ngi koy jàng guddi ak bëccëg alors lu tax loolu waxu leen ci alors j'ai vu un journaliste vous poser des questions naan ne yéen brodel yaa ngi fii lu tax musu leen manifester pour loolu jóge fi riba baa ngi fii lu tax musu leen manifester marche pour dindi fii aywa riba bi kii nu ñu ko waxee shirk bi mu ngi fi lu tax musu leen si mais si loolu ngeen dund nu ngeen si manifester yow dégg ne ñu ne ku fi wax shirk dafa bon dañu laa war a jàpp tëj la wala rey la yow da ngay condamné shirk ba pare ñu naan la tasaw dafa échec nga naan bu ñu ko waxee l'islam moo échec tasaw ak l'islam la moo leen boole exaan boobu ngay wax lu ko boole ak tasawuf mooy lii former des nations de n'importe quoi waa tasawuf seen bopp ñu ngi taxaw amul luñ dul waxante arrêtez ça arrêtons ça là ce n'est pas bon et waxuma la dara comme seen gars yi moom yaakaar naa ne amul dara lu ñu ragal wala lu bees ci ñoom parce que en réalité nag nit ki boo donnee dara wala dara bu la jàngalee nag normalement nga mun a mel ni borom si sa gëm-gëm boobu nga mun a mel noonu ça c'est normal parce que nit bu taxawee naan ne di waat ci nit di nuyoo ba pare di waat ci nit def shirk mu ne moom moo nekk responsable seen kër mooy Port-Gentil TV ma nekk nii naan ne
ñëw nañ si man ba man ma tuubal leen mais yéen tuub la ban bës la leen tuub may ban bës la leen tuub di may malgré que yéen a ngi jàpp nit ñi bés bu nekk di leen di torturer di leen di assassiner di rey di dóor di def jëf yu gën a bon nit ñi di leen di tuubal après yaay quoi tax ngeen ba ngeen feree ne li yàlla ak yonentam na si aduna bi tax neen ba seeni yëf yi nit ñi bay di si wax mais bu dee nit taxaw na naan na xam na man fu ma nekk tuubal naa leen mais na leen jox benn morceau de papier écrit mun naa leen fii la Ousmane tuubee wala jox leen benn audio naan fii la tuubee yàlla na ma yàlla musal si tuubal nit ñuy bokkaale ak yàlla man su may tuubal yàlla laay tuubal te li may def gisuma li nga xamante ni li ma war a tuub balaa may tuub ñi taxaw tooñ yàlla tooñ yonent bi taxaw tuub man tooñu ma kenn ba di bay ba tuubal kenn donc nit bu taxawee naan la man ñëw nañ si man def nañ seen délégation ñi fi ñëw dootuñu ko defaat de lan moo jar fen si loolu yow boo déggee ne am nañu Ousmane xeexal jàpp na leen tëj leen te si yow la ñu bokk tribunal baa ngi fi va te renseigner là-bas ou tu pars en prison ou tu pars dans les OPJ mais taxaw bugg dundal sa bopp bugg li ngay lu neex nit ñi pour yaa ngi continuer di leen di raqueter di lekk seen i alal mu lay jaral ay naan ne ñun defoon nañ délégation dem nañ foofu vraiment ay waa Ousmane tuub na ci jégaluñ ci kan laay jégalu kan devant qui était témoin arrêtons ça man yàlla na ma yàlla musal si jéggalu ki nga xamante ni dafa tooñ yàlla tooñ yonentam maa ngi ñaan yàlla bani aadama rek la passé wu ma loolu ma fi taxaw naan man képp ku ñu def li nga xamante ni ëpp na li mu ñeme mun na caalit waaye maa ngi ñaan yàlla bu yàlla di jëlee sama bakkan na ko jëlee si li mu gërëm bu leen neexee bu dee ay reykatu nit ngeen on vous connaît avec ça def leen lu leen neex c'est pas mon problème moi li ma ñaan yàlla la ñaan naa ko jaax na hasbunallahu wa ni'mal wakil doo leen fii def ñu leen jiitu woon si wedd yàlla lu ñu defut woon annabi Ibrahima si biir safara lañ ko sànni nitu Firawna yi amul leen Firawna defut islam bi am na ñi nga xamante dañu ko jàpp xotti ko gëlëm tànk fii gëlëm tànk fale xotti jàpp encore tàngal weñ def ko si xolam bés mais l'islam baa ngi continuer ñoom lu ñu daal ñun du ñu nekk fekk ñun du ñu mun a jóge fi fekke daluñu ko bu ñu ko yàlla joxut bu ñu ko yàlla deful ñu xam ne bu ñu amu say épreuve yu naqari ñu xam ne am na ñu amoon lu gën a neex si ñun taxawale woon l'islam bi dem na amuñu say épreuve bu ñu si amee épreuve tamit ñu xam ne am na lu ñu jiitu woon lu ñu am say épreuve ñun du ñu si am même asaka bi mais na ngeen xam ne doo leen forcer nit ñi ba nit ñi du ñu wax yàlla nee na yonent bi nee na donc bu ngeen bëggee nit ñi noppi si li ngeen nekkee dugal leen ko seen ronu lal wala ngeen xool seen i njaboot di si woote wala ngeen ñëw di woote yàlla nee na yonent bi nee na voilà léegi nag bu passé loolu ngeen yi taxaw di naan dañuy def ay vote dañuy def ay marche dañuy def cela nee leen seeni ñu bon ñooñu seeni taalibe yi nañu bay di saaga te bañ bay saaga yàlla nañu bay saaga yonent bi nañu bay saaga mag ñu gën a mag ñu gën a baax si aduna bi nañu bay di leen saaga ñi nga xamante ni yàlla si boppam moo leen gërëm moo kontaan ci ñoom ñi nga xamante ni ay waliw lañu waliw yàlla dañoo bind bay fii yu ñëpp naan bët mu ngi nii nit ñi di jaar si seen i njàngale di ko liggéeyalee si diina bi boo demee xutba jumaa yi ñu ngi ko fay xutba boo jëmee si sariya yi ñu ngi ko fay jugé est-ce dégg nañu ragalee nañu bay di saaga mag ñooñu bu ñu ko bayee kan moo leen di saaga waat daawa saaga fu ngeen ko gisee kan mooy daawa di saaga yàlla nee na dem leen wooti leen si manière bu gën a baax ngeen waxtaan ak ñoom xam-xam alors yàlla nee na la booy wax ak ki nga xamante ni gëmul sax li nga nekk mooy yéefeer booy wax ak moom na nga wax ak moom manière bu gën a baax nga tegal ko ay xam-xam tu le dis la vérité avec la science mais jeex na et combien de fois ki nga xamante ni moom nee na la si dina la nekk lu tax ngeen ñëw di saaga nit ñi bu ñu waxee rek naan ne mag ñooñu ngeen di weddi da ngeen di weddi seen i waajur pourtant ñu ñoo takk seen ndey takk seen kii la ñoom ñoo takk seen ndey ñoo takk seen seyu baay cela veut dire quoi ñoom xanaa seen teyu ndey seen seyu baay takkuñu ko c'est quoi ça c'est quelle réflexion comme ça là mais bëgg rek naan ne da ngeen di teg seen i gémmiñ parce que dañu leen di wax lu bon
mais arrêtez de parler des mauvaises paroles bu ngeen amee 9 audio wala 10 audio am nañ 100 audio te audio bu ñu si am billahi wal kitaabi kenn mënu ko déglu am nañ ay audio fu ñu saaga yonent bi direct saaga yàlla dafa gën a saaga yàlla dafa ëpp naan ne ki sàkk yàlla sama sëriñ moo sàkk yàlla saaga yàlla dafa ëpp foofu saaga yàlla dafa ëpp naan ne benn kàddoom moo ëpp waxu yàlla ñaar 6000 fois wala moo ëpp mu ngi toll ak waxu yàlla 6000 fois saaga yàlla dafa ëpp foofu saaga yonent bi dafa ëpp ne yonent bi jóge na Makka wala Madina ñëw fekk ñu fii si Afrique fii si àll bi fii mu ngi doxantu fii si biir àll bi te kenn su ñun sëriñam du jóg dem seeti ko nemeewu ko kenn yéen a gën a jóge dem si sëriñ yi parce que sëriñ yi def nañ ñoom ñoo ñu gën ku si sëriñam ñëwoon këram tamit bu soobee yàlla nga gis ñeneen te pour gis leen sax problème la waxuma la nag ñu jóg di dem di ñemoo ko ci nit ñi waaw léegi nag yéen ngeen bëgg yonent bi jógee fale ñëw di leen fekk fii partout la saaga yonent bi dafa passé lii te saaga yonent bi direct ñun dem nañ si kër ko si quartier boobu Parcelles Assainies suma juumul unité 11 wala unité 5 ñu dem si imam mosquée boobu ñu wax ko imam bi mu ne waa ji ku ñu déglu loom fu mu saaga yonent bi mu ne kooku dafa dof ñu dem commissariat police bu Parcelles waxal ko police yi ñu ne gis nañ fi ku wax lu gën a bon loolu parce que gis nañ fi ki nga xamante ni dafa saaga yàlla nee na sëriñam moo sàkk yàlla waaw ñun ñu retourné waat ak suñu audio waaw kan moo fi mag ba gën a mag fi yonent bi kan la ñu yàlla toppa bu dee yéen considéré wu leen yonent bi mag ñun yàlla subhanahu wa taala ki ñu sàkk dafa wax nañu toppandoor yonent bi te yonent bi la yónni si ñun Muhammadu ibn Abdullahi rasulullah sallallahu alayhi wasallam boo gisee nag ma si wax Muhammadu ibn Abdullah rasulullah sallallahu alayhi wasallam parce que ahlu suufiya tasawuf yi ñoom dañoo gëm ne am na ñaari Muhammad am na Muhammad ibn Abdullah am na Muhammadu rasulullah ñun nag gis ñu lu leen tekkale ñun kenn ki rek la mooy ibn Abdullahi rasulullah sallallahu alayhi wasallam ki yàlla tànn yónni si mbindeef mi et puis yàlla di ko jonni Jibril mu ngi koy andil alquran ku nekkoon ak ñoom ak ay sahaaba yi mooy Seydina Aboubacar Siddiq radiallahu taala anhu Seydina Omar radiallahu taala anhu Seydina Ousmane radiallahu taala anhu Seydina Aliou radiallahu taala anhu ñun kii la ñuy wax ki nga xamante ni moo nekk baayu Fatimata bint ya rasulullah voilà ñun kii la ñuy wax kii moo nekk suñu Muhammad ibn Abdullah Muhammad rasulullah suufiyaan keneen ñeneen am na ñaar bu ibn Abdullah bi bu ya rasulullah bi alors mais axi bàyyi leen seen yii donc maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp saaga yii suufiyanke yi bàyyi leen di saaga magum jullit yii magum l'islam bi yàlla gërëm bii bàyyi leen di leen di saaga bu ngeen bëggul ñu fayu si seeni sëriñ bàyyi leen si saaga si magum islam yi yàlla gërëm yii voilà commencé ko Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam si sahaba am yi ba si ñoom Ibn Taymiya ñoom imam Malik aywa ñoom Muhammadu Ibn Abdul Wahab parce que bañ nañ ko sax bay wahabis la ñuy wax wahab boo xoolee wahab tur yàlla la est-ce que dégg mais ñu taxaw di ko wax wahabit te bu ñu lay wax da ngay xam ne Muhammadu Ibn Abdullah Wahab la ñuy wax mais comme tellement dañoo bañ Muhammad mënuñu sax wax ay Muhammadu yun yi wala Muhammadu ibn Abdul Wahab yi déedéet dañuy wax wahabit yi rek jàpp nit ñi nag di leen terroriser nag di leen duggal ay yu kenn xamul si seen i bopp waaye li ma leen di invité nee leen seen i taalibe ñi leen topp nee leen nañu bay saaga former leen seen i militaires yi former leen ngeen former leen ngeen yóbbu leen école de formation ngeen naan bay leen parce que képp ku taxaw fii di wax si wasa bi xamal ne doomu suufiyanke la doonoon waaw donc doomu suufiyanke nag boo taxawoon léegi wax bu bon boo taxawee nga ne maa la gën a mun a wax bu bon yaa ngi si erreur parce que ñëpp yéen a bokkoon li ngeen gëm duggalaat paaka si baram nag jafewut même bu defoon ay at nekkul si biir bar bi bés boo ko jàppee da ngay duggal rek mu dugg jeex na tàkk donc faisons très attention wax leen seeni taalibe nañu bay saaga bu ñu ko bayiwul ku ñu saaga ñu fayu asalaamualeykum wa rahmatullah nuyu ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam